mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias ca fajar ba tey ñu ngi àndandoo ak yéen Mathi da ngay ree li lay woy moo ma neexul li yéen a ngi ree ku baax de yéen a ngi ree xale bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax 9h09 mooy doog a jot ñu ngi gërëm suñu partenaires yëpp ñi nga xam ne ni ñoom ñoo ñuy gunge ci yeewu leen bi fajar gu jot muy lobu gaz Maam Jaara muy poste cash gërëm tamit Tigo cash Tigo ni mu ñu jàppale gërëm tamit Samsung ak beurre Sofia moom la Alfina yéer di toggee xam naa ca kanam ñu xool li mu ñu indil tey ndax nee na fa taayal yu pizzawe donc regardez mu ngi dër li ngay def nii dër la tudd dër waaw dër la tudd pour ma jàngal la wolof rek waaw ñi mooy dër pat bi waaw yaa ngi dër pat bi ñu ngi dër pat très bien donc ñu ngi ñëw ak yow ci kanam docteur Massamba Gueye lii livre la bu ñu jagleel Serigne Fallou Mbacké livre bi ñu ngi ko tuddee Galas ki ko def nag di ab nasaraan mu ngi tudd Alain moom nag ku bëgg Sénégal la waaye ku bëgg Serigne Bamba ak njabootam du livre bi rek la bind ndaxte yàgg na def ay documentaire yoo xam ne ñi daf ko jagleel Serigne Touba jaar-jaaru sunu wàlliw yooyu le yàgg naa dem Touba di fa def ay documentaire loolu defe naa dañu koy sante yàlla ndax bu ñu demee tey ba nasaraan yi di gëstu ci Serigne Touba loolu bokkewul ak li amoon démb ndax moom nasaraan yi dañ ko sonaloon lool. waaw dañ ko sonaloon waaye waxoon na ne bis dina ñëw mbir yi dina leer moo tax wala fi naan ñi ne woon du sori seeni taaw jébbalu nañu dëgg la waaw bi sëñ Bambay door ñi ne woon du sori seeni taaw jébbalu nañu xam nga li gën a doy waar mooy tey kër Serigne Touba ga nekk Paris boo gëstoo fa lañ jëlee woon décision bi ko exilé boo demee tey fa mu doon suul xaalis bi ca Gabon fa la ministère de l'économie gabonais nekk fa mu ko doon suul xaalis bi ñu ko doon te bëgg ko kon tey Alioune Juillet bu bindee livre bi nga xam ne dafa am importance parce que xool naa ko xam nga ñun dañu am ñaari façon lecture en tant que critique littéraire dañu am lu ñu tuddee lecture approfondie am ce qu'on appelle premier toucher par exemple bu ñu la joxee livre téye bu njëkk bi ci laal bi rek waaw da ngay am ce qu'on appelle le paratexte paratexte bi mooy quatrième de couverture bi ak couverture bi mooy élément contextuel bi donc boo xoolee li ma njëkk a intéressé mooy photo yi nekk ci couverture bi waaw boo wooyee dafa jël ñu tedd ñi teg leen ci ba pare jël jumaa ji def ko ci mais c'est normal parce que c'est un spécialiste de l'image donc c'est un professeur de montage de photographie et de montage vidéo mais boo jëlee quatrième de couverture bi daf ci wane métier en tant que photographe ba pare nef ko ci genre viseur mais yor appareil photo am donc message bi nga mën a jël ba pare ñu defuñu ci Alain dañu def Alioune Juillet waaw li ci ëpp il préfère qu'on l'appelle Alioune moi je l'appelle Alioune mu Serigne Touba c'est normal donc premier contact bi ngay am mooy loolu c'est que Serigne Assane Fall et mon marabout il m'a nommé Alioune Alioune la tudd léegi parce que Serigne Assane Fall la ko tuddee gis nga loolu macha allah bienvenue Alain bienvenue Alioune voilà ici c'est votre maison d'abord racontez-nous votre histoire avec Serigne Touba. Alors déjà la découverte, ça s'est passé au début en 2007. En 2007, je venais d'arriver au Sénégal et quelqu'un m'a emmené visiter la mosquée de Touba pour que je fasse des photos. Et c'est là où j'ai découvert l'histoire de Serigne Touba par rapport aux colons. Et donc là où j'ai dit mais je comprends pas, moi je suis français, j'arrive et je connais même pas cette histoire et c'est jamais raconté, on n'en entend pas parler de ces histoires d'exil, de résidence surveillée, etc., etc. J'ai déjà fait des photos pour découvrir et après je me suis rendu compte que tout le monde était intéressé par les photos, mais en même temps je voulais mettre des commentaires à ces photos. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire et à rechercher. Quand on recherche réellement l'histoire, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose. Les sites racontent tous la même chose, copier-coller. Et donc après, j'ai approfondi les recherches au niveau des archives nationales sénégalaises, au niveau des archives françaises. Et donc ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses et après d'aller dans les familles, récolter des histoires. Et comme ça, sont nés le premier livre sur Serigne Touba. Vous avez commencé par faire des documentaires. Alors, il y a des documentaires. Il y en a déjà 5 sur le mouridisme dont il y en a un qui est passé d'ailleurs au Cassola Diap à TFM. Un documentaire qu'on a diffusé sur cette antenne. Et justement, c'est grâce à toutes ces recherches que j'ai pu faire le documentaire et les recherches sont dans le livre. D'accord. Ça vous a pris combien de temps pour
réaliser ce livre? Le livre, à peu près celui-là, à peu près 1 an et demi. Ah. 1 an et demi, et les autres, on va dire que c'est encore plus long, parce que c'est tout un travail de recherche, et en plus de ça, de faire valider les livres, faire valider les recherches. Et donc, c'est pour ça que j'étais à Touba, montrer le livre avant qu'il soit même imprimé à Serigne Abo Mbacké Falilou. Après, qui est en l'occurrence mon marabout. Voilà, et j'ai été lui en offrir un. Voilà. Adiamati. Voilà, j'ai été lui en offrir un, et il était très très content. Et d'ailleurs, ça a été annoncé le livre pour la cérémonie officielle. Oui. Après, j'ai été voir Céline Moustapha de El Hadji Bara, j'ai été voir Céline Dili de Céline Modou Boussodien, de manière à ce qu'ils aient les livres. J'ai pas eu le temps de faire tous les fils de Céline Fallou parce qu'il y en a beaucoup plein à voir, mais je vais les faire au fur et à mesure pour leur offrir à chacun un livre. Parfait. Oustaz Pape Hann lan ngay wax ci lii moom livre bi mu bind dugguleet ndax am na ay documentaires yu bëri yu ñu wane ci Serigne Bamba ak njabootam moom mii tubaab bi moo ko réalisé ñun ñu koy seetaan mu jaral ko 2007 ba tey bi mu wàccee Sénégal dafay dugg ci tarixa yi surtout Touba di ñu wan yoo xamante ni sax amaana ñun ay murid lañu yàgg nañ ci réew mi yàgg nañoo dem Touba min nañu Serigne Bamba ak njabootam yenn saa yi mu nettali ma parce que damay gisante ak moom souvent ay mbir yoo xamante ni sax man xaw ma ko woon. moom gëstu gi mu koy gëstu na bu baax. ci la moom ci la tuubee. am nit yàlla yi boo leen vérifier rek topp leen. boo leen vérifier rek topp leen. parce que di nga dem ba ci biir dootoo gis lu dul leer. dootoo gis lu dul yàlla yi kese. doo gis lu dul yóbbu ga ñu yóbbuwoon Cheikhul Khadim ñoom lañ yittee loon mooy sànk ko. te moom Ahmadou ba muy dem moom Serigne Bamba. yitteem dëgg il faut que mu dem parce que il faut mu dem liggéey Rasulullah. waaw mais bi mu ñëwee ñoom la ñu yaakaaroon nañ ni day fayantoo. mu ne yàlla baal naa ñëpp. baal naa ñëpp yàlla jéggal naa ñëpp yàlla bul yem ci ñoom ñi ma yóbbu woon rek. mais jéggalal mbindeef yëpp. mais Alioune moom ku am yitte la. moom ku am farlu la. taalibe la ku am pas-pas la. ndax yemalewu ko rek gëstoom gi. ci ëttu kër Cheikhul Khadim. moo xam ëttu kër Cheikh Sidil Hadji Malick la. kër Bou Kounta Cheikh na Cheikh Saad Bou mboolem ëttu këri diine ji. mi ngi koy gëstu yitte bi mu ci am. ñun ñii dëkk ci biir réew mi na ci. am nañu yitte pour sopp leen gëstu seeni mbind mais moom yitte bu mu am ci seeni histoire ak seeni njaboot moom tabaaraka en plus docteur lii dafay jëriñ xale yi jàng ça sert surtout aux élèves. Mais c'est ça ce que j'appelle la valeur documentaire d'un ouvrage. Parce que j'ai pris le temps de lire l'avant-propos et de lire les notes personnelles de sortie. Donc en attendant de lire le contenu de l'ouvrage. Parce que dans l'avant-propos, il explique très rapidement pourquoi il est passé au deuxième khalife et pas au premier. Et il explique que les choses prennent le temps de se faire et de s'installer. Mais il y a une réponse dans la note personnelle de sortie qui dit j'espère que vous aurez autant de plaisir à lire ce livre que j'ai eu du plaisir à le faire et que vous comprendrez mieux l'islam, à tous les détracteurs de l'islam, prenez le temps d'étudier l'histoire de Serigne Touba et vous comprendrez mieux. Donc je pense qu'il répond à 2 questions ci livre bi. ñaari questions yi bu njëkk bi pour xale yi nga xam ne tey jii dañu am problème pour xam histoire au Sénégal. li ci ëpp importance mooy photo yi ëpp importance mooy photo Serigne Fallou ak njabootam. mais ci biir aussi dina la expliquer histoire Bawol histoire buur yi. ndax mënoo tudd Serigne Fallou te duddoo ci kër buur yi. on ne peut pas parler de Serigne Fallou, parler de l'épopée de Serigne Touba sans parler de l'épopée des royaumes du 19e et du 20e siècle. C'est extrêmement lié, c'est extrêmement... Parce que ne serait-ce que tu ne peux pas parler de Serigne Touba si tu ne parles pas de Matar Ndoumbe Diop, si tu ne parles pas de la famille de Issa Dieye. C'est pourquoi on dit Kokki. donc ñu ngi kokki déjà. ñu ngi kokki déjà sa dëkk. mais Serigne Touba da koy wax ci ay xasida. ñu ngi kokki déjà et c'est ça moo tax nga dégg ñu naan la taaw la ca Ndaam. tafsir la ca Gede garmi la ca Kokki. Serigne ca Touba. Serigne ca Touba. Donc pourquoi? Parce qu'on avait 4 pôles. On avait un premier pôle qui était un pôle de royauté. Et ce pôle de royauté a été remplacé par un pôle de spiritualité. Mais pourquoi est-ce qu'il a pu accéder à des informations orales? C'est parce que Serigne Touba, Mame Alhaji Malick, comme tu me donnes, quand ils sont arrivés, au lieu de récuser la place du griot, ils ont reconverti la place du griot. C'est pourquoi quand vous allez à Tivaouane, vous allez à Touba, vous allez à Ndiassane, les meilleurs chanteurs viennent des familles des griots. ba ci sa maam leer gi dafa baawaan dégg naa ñokk ba Makka.
C'est exactement ça. D'accord. Et pourquoi est-ce que... Parce que quand on fait un livre, il faut penser à la postérité de l'ouvrage. Ah oui, ah oui. Et je pense que le seul regret que Alioune Jué doit avoir, c'est de ne pouvoir pas mettre en tant que photographe les crédits photos à la fin. Oui. Parce que les photos qu'il a sont des photos d'archives, mais qui ne sont pas archivées. Archivées. Et ils ne sont pas documentés. Et à la fin de l'ouvrage, ce qu'il aurait pu mettre, s'il en avait les moyens, c'est les crédits photos pour que chaque photo renvoie à celui qui a pris le cliché. Il n'y a pas les noms. Voilà. Si vous prenez cette photo qui occupe une page entière, c'est une photo texte. Par exemple, si vous prenez cette photo-là, ce qu'on appelle les photos textes. Nous sommes à la page, j'espère que c'est bien paginé, nous sommes peut-être au milieu de l'ouvrage, en Ndindi. Quand il parle de Ndindi, tu as automatiquement 79-80. À la page 80, tu as une 80-81, toute cette partie de Ndindi, tu as ce qu'on appelle une page. C'est-à-dire que cette page-là occupe, la photo occupe l'espace de la page et les deux pages. Oui, oui. Donc tu n'as pas des photos en vis-à-vis, tu as Serigne Fallou sur toute l'étendue de la page et tu as le titre Galas. Qu'est-ce qu'on appelle critique, docteur Et Massamba tu as le titre ah Galas. ouais, hein? Et c'est une photo en noir et blanc en plus. Donc il y a un travail qui est fait, intelligent, d'utilisation de l'image et d'utilisation du texte. Le texte ne raconte pas l'image, mais le texte complète l'image. Et c'est ça qui est excellent dans sa démarche. Donc c'est un livre qui est facile à lire, facile à comprendre. Adapté pour qu'on puisse, même ceux qui ne comprennent pas le français, vont pouvoir voir les images et se les faire commenter, parce qu'il y a des textes, et des textes que j'ai écrits dans un français très facile. C'est pas dans on va dire un français littéraire, avec des mots qu'on est obligé de prendre le dictionnaire. Ça, c'est pas ça. Je voudrais juste poser une question. Après. C'est ce que j'enseigne. J'enseigne à l'ISEP de Thiès et je salue mes étudiants MM1 et MM2. Et c'est je leur enseigne, c'est comment faire des films documentaires, comment faire ce genre de travail de manière à ce que ce soit accessible aux Sénégalais. À tout le monde, oui. Mais aussi pour pouvoir l'exporter, ce travail-là. La question, c'est, parfois, vous alternez les commentaires et les légendes. À quel moment décidez-vous de mettre un commentaire, non une légende, non un commentaire. Ça dépend de la photo. Si j'ai déjà un commentaire par rapport à la photo, il y a par exemple sur des photos, il y a des événements qu'il faut absolument citer, mais dont je ne peux pas raconter l'histoire. Il y a des événements et il y a des noms de personnes que je veux citer parce que j'ai réussi à connaître ces noms. Et il y a des photos qui parlent aussi. Il y a des photos qui parlent d'elles-mêmes et on n'a presque pas besoin de mettre de commentaires ou alors juste un tout petit commentaire. Voilà. C'est un livre visuel. Comment faire pour avoir ces livres? Comme on dit, Mourid, où est-ce qu'on peut trouver la partie commerciale. Trouver ce livre? Parce que c'est important. Il y a plein de gens qui demandent comment peuvent-ils faire pour avoir ce livre. Alors, normalement, je devrais rencontrer Youssou N'Dour bientôt. D'accord. Et j'espère qu'on va se mettre d'accord, et je pense qu'il n'y aura pas de problème, pour que ce soit le réseau LOPS qui distribue ce genre de livres. Actuellement, ils sont, on va dire, quasiment pas disponibles, sauf à Thiès, où j'habite, et où j'ai eu un accord. C'est aux éditions Sagna. Voilà, ça c'est par rapport c'est Racine Sangor, que je remercie, qui m'a aidé à publier le livre. Et je vois que vous avez bénéficié aussi du fonds d'aide à l'édition de l'État du Sénégal. Ça c'est pour l'instant, j'ai juste mis ça, mais pour l'instant... Mais ils viendront, parce que ça les intéresse en fait. Oui, ils viendront, c'est sûr. Mais pour le moment, à Thiès, on peut avoir les livres. Pour l'instant, à Thiès, ça va être diffusé dans tous les réseaux, là où il y a les journaux. D'accord. Je vous suggère de le soumettre à l'INEAD, au ministère de l'Éducation nationale. Ce serait bien. Pour qu'il regarde les spécifications techniques et pédagogiques et que ce livre soit proposé pour le circuit scolaire. Tout à fait. Alors, par rapport à ça, il y en a un autre qui est en préparation, mais ça va être un peu long, qui va parler de l'histoire des religions au Sénégal. Parler du catholicisme. Beaucoup de catholiques, là, c'est va être Popenguine, ne savent pas que les premiers missionnaires sont arrivés en 1635. C'était des moines capucins. Et donc, il y a toute une histoire à raconter. Les tijanes, beaucoup de jeunes tijanes ne savent pas que le shérif Ahmed Tijane est algérien. Et donc, ils pensent qu'il est marocain ou qu'il est mauritanien, ou etc. Alors qu'il est algérien d'un village de En Mahdi, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il est possible de mettre dans un livre pour l'éducation. Quand vous êtes instituteur et que vous voulez enseigner les religions au Sénégal, vous êtes mouride, vous allez pouvoir parler de Céline Touba. Mais est-ce que vous allez pouvoir parler de la Tijania, de la Khadriya, des Layènes ou du catholicisme? Très bien. Et vous n'avez pas d'éléments.
pour le faire. Donc c'est nécessaire de faire ce genre de choses. Bon, mais en tout cas on est très content, merci. Voilà, et j'espère que la prochaine fois quand je reviendrai, je parlerai en Wolof. Là, il y a mon ami Oulimata Touré qui est chargé de m'apprendre le Wolof. mais déggaguloo wolof ala. waaw tuuti rek. tuuti rek nga dégg. waaw. livre bi am na Thiès ñaata lay wecceekoo wala xamaguloo ko. Je crois que les revendeurs le vendent 4 000 francs. 4 000 francs. Je voudrais que ce soit très accessible. D'accord. Je préfère qu'il y en ait beaucoup que de vendre plus. Après, c'est une histoire de revendeur, je dirais. waaw. Mais j'espère qu'il n'y aura pas des flambées de prix. jërëjëf Aliou. merci. Merci. jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax livre baa ngoog Serigne Fallilou Mbacké Galas bu Alioune Juillet ñu doon leen ko présenté ci yeewu leen bi. ñu jàll ci pàcc bi nga xam ne ni Adjaratou Mati Dieng Mati Carter moo ñu koy jagleel àjjuma bu jot ci télévision Futur Média tey dañuy delluwaat ci transitaires yi. Oui. parce que am na lu bëri loo bëgg ñu xam ko ak tagal bi xëyee woo nii de. waaw xew mi nii mais xam nga ak Betty Madior ni mu koy faral di waxee ak ñi nga xam ne ñoom lay faral di dalal ak seen i accessoire ak seen i musuur foog nag yenn saa yi ñuy jéegal comme ni nga koy bëggee ma koy defee parfois moo tax nag xew ma nii waaye nii laay tàmm yeggalee li nga xam ne moom moo di plateau bi Pape Cheikh dañuy dem ci ki nga xam ne moo di colonel Gambi Diop diktalaat ko ñi nga xam ne ñoo di askan wi mu wax ñu ki nga xam ne moom mooy transitaire lan moo war a transitaire ak turam dëgg bi nga xam ni moom la ñu ko tuddee naka la mais ak lan mooy liggéeyam ci li nga xam ni moo di conteneur bi bu ñëwee ci li nga xam ne moo di port bi ñu ànd ak ñoom moo gën a siiw waaye tur bi ko loi bi jox mooy commissionnaire en douane agréé maanaam la nit la koo xam ne liggéeyam mooy ñëw déclarer ci douane indi ay këyit lu ñuy wax déclaration en douane déclaration boobu nag dafa war ci bépp marchandise buy dugg wala buy génn ci réew mi muy fay wala mu bañ fay. conteneur yi bépp bi nga xam ni war na dugg ndax li nga yeb su fekkee marchandise bi. li nga ci indi baax na contrôlé nañ ko war na dugg su fekkee da nga indi marchandise boo xam ni dañ koy tere am na loo xam ni xel xalaatu ko comme médicament bu bon muy contrefaçon wala ay drogue wala médicament boo xam ne lekk la waaye dafa yàqu wala amoo këyit bu ñu la laaj bu firnde ni wér na kooku du dugg ci réew mi loolu mooy liggéeyu douane ci frontières yi ndax liggéey boobu nag dafa aaju ci mission yi ñuy jox. mission bi mooy mission fiscale d'abord loolu moo jiitu mooy état bi dafa ñu fi teg pour sas ñu war ko indil ay recettes pour mu def budget bi ci loolu douane bokk na ci suñu xaajoon budget bi tey ñett xëy na benn bi douane moo koy indi. douane Sénégal moo gën a cher mën na am yeneen dëkk yi appliqué wuñu li ñuy appliqué te ñoo bokk sous région bi dafa am texte ak téere bu ñuy wax tarif extérieur commun. tarif extérieur commun boobu CEDEAO mooy. kuréel gi nga xam ni moo ngànk fukk ak juróomi réew ci Afrique sowu jant ñoo bokk benn téere mooy tarif extérieur commun tarif bi ñu war fay Sénégal moom la ñu war fi Togo war ko fay Ghana war ko fay Nigéria soo demee gis produit bi cherul kon xëy na ñoom dañu appliqué wul tarif bi ñu appliqué ndax ñoo bokk même tarif extérieur commun moom laa lay wax le document la moom moo tënk lépp li ñuy wax classification des marchandises système harmonisé organisation mondiale des douanes moo ko tëral organisation boobu nag 180 pays ñoo ko bokk léegi nag li ñu war a fay dëkk yu nekk dañ ko saytu bind ko ci téere bi su dee CEDEAO wala noonu la demee léegi nag soo ñëwee ci route bi wala nga ñëw nga jaar ci suuf wala nga jaar ci géej lépp yam ci douane ndaxte li nga war fay dafa aajowoo ci marchandise bi ngay dugal ak jamono bi nga koy dugal ak tarif bi mu nekk en vigueur. déménagement régime douanier la. effet personnel itam régime douanier la mais déménagement dañ koy prouver balaa ngay ñibbisi su fekkee réew mi nga nekk Sénégal am na ko fa nekkal wala daal même su amul réew ambassadeur waaye am na consulat mën na am réew yu wër réew ba nga nekk am na kilifa yoo xam ni diplomatie ñoo leen fa teg da ngay dem nga déclarer foofu say bagages ñoom su fekkee dañ la defal certificat de déménagement soo ñëwee bagages yooyu du fay douane soo amee itam. ay effet personnel yoo xam ni vraiment ñëpp xam nañ lii say usager maanaam nga indi sa benn ordinateur indi sa benn téléphone indi sa benn portable tablette waaye nag soo bëggee indi fukki ordinateur ni effet personnel la day xaw a niru mbirum njaayeen waaw moo tax léeg-léeg loolu dañ koy taxé te marchandise bi ma fàttali leen taxation bi teguñu ko ci dañ ma ko may wala dama koy maye marchandise bi la ñuy taxé
yow yaay jàpp ni da nga koy maye wala dañ la ko may waaye marchandise bi le code bi wax dañ ko war taxé léegi nag marchandise boobu mën na nekk ci benn état usager ñu bañ ko taxé wala mu nekk ci état boo xam ni dafa yàqu loolu nag ay expertise moo koy wane. transitaire bi. naa jotu matière yi dafa am solo ñoom ñi nga xam ne ni la ñu dénk communication douane di expliquer pour ñun ñu xam daf ñu jëriñ. ñu gën a xam waaye tamit askan bi gën a xam douane li muy liggéey ci Sénégal. xam nga yaa ngi ne woon da nga indi fukki diw ñu téye la diglew ñu loolu. digloo ñu loolu boo demee bay tuxu ñu def li nga xam ne moo di déménagement comme ni ko professeur laajee woon keroog. mooy que ni dañ la permettre li nekk sa biir kër. waaw maanaam bu lu ci nekk benn mooy li ngay jëfandikoo li Alphie di jëfandikoo mooy micro-ondes bi ak li nga xam ne moo di gaz bi ak ñoom seen mais boo bëggee bu ne nga indi ci fukk. su boobaa boo ñëwee da ngay. waaw su yàggee sax leneen lay nuru. voilà léegi beneen bi mooy transitaire bi tamit am na nu ñu ko tuddee ñoom. mais xëy na askan bi ñoo leen dëkkale. li nga xam ne moo di transitaire. beneen bi mooy wax na ko mooy lu am solo loo xam ne que ni nit ñi tamit war nañ ci bàyyi xel. parce que transitaire bi ci boppam docteur mooy tofawu douanier bi mooy auxiliaire bi. waaw auxiliaire de douane moo tax gis nga transité par mooy jaar ci. jaar ci d'accord. waaw da ngay jaar ci. ñu ne transité par. kon transitaire mooy kiy fexe ba bagage yi di jàll. d'accord ki leen di jàllale. ci diggante client beeg douanier bi. waaw douanier bi nag moom mooy gendarme éco suñ koom-koom. d'accord douanier bi bu defee liggéeyam. ñu may ko jàmm. moom bagage bu jàll dafa am lu ci war a ruus. léegi nag boo déggee nit ne dëkk sàngam moo gën a yomb transit. da ngay laaj ba xam. ñun suñ douane. mécanisme yi mu am. di contrôler. ak guerre bi. est-ce que gënta bëree ci yenn dëkk yi ba nga xam ne boo demee ci ay man dem naa dëkk yoo xam ne port bi da ngay joxe 1000 francs rek dugg jënd bagage génn neexale 5000 génnaat dem léegi loolu bu la dalee ndax corruption da nga naan dëkk boobu la douane bi gën a yomb Sénégal fekk yow gënta yomb parce que Burkina tey ñi ngi jéem a adopté système gaynde tey par exemple douane sénégalaise ak système transit bi fi am ñoom dañu xamante ba nga xam ne tey lu transitaire bi bëgg a def bu jàllee rek douanier bi la neex lu douanier bi def bu jàllee rek transitaire bi la neex mais il faut que nit ñi xam que ñaar moo am Pape munoo yor fukki portable ñëw ne effet personnel la parce que xam nga lu tax xam nga fooy daanoo fukki réseau amul Sénégal dëgg la de fukki portable ak fukki numéro loo koy waaw léegi yow fukki réseau amu fi lépp sa bu fekkoon fukki réseau dafay am sax nga ne damaa bëgg bu ne ma def ci piis waaye fukki piis amu fi nga ne damaa yor fukki portable ne yépp maa ko moom sa mbubb ñaata poos lay am donc déjà loolu la bu fekkee da ngay tuxu aussi li mu expliqué c'est très important parce que Sénégal yu bëri ñi ngi ñibbisi ñëw di am ay jafe-jafe wala taxaw ñu leen di sonal di leen laaj xaalis boo xam ne kenn waru leen ko laaj mais yow ambassade bi gis nga ñun Sénégal dañu am benn défaut da ngay dem ci seen dëkk doo dem ambassade nga signalé wu boo amee problème nag taxaw di yuuxu naan ambassadeur bi dimbalu ma tey fii kuy tukki da ngay nëbbatu kuy ñëw da ngay nëbbatu boo ñëwee douane nag ba am problème sa bàjjan bu ne nga woo ko sa nijaay bu ne nga woo ko je pense que douane li ñu def nii nañu communiquer administration sénégalaise nañu ubbeeku donc maa ngi féliciter Mati donc TFM aussi lii service public la donc léegi nag TFM am na droit buy def yu mel nii taxaw nag imposer loi bi nguur gi ne ko li ngay dimbalee presse bi dimbale ma ci parce que maa ngi def système maa ngi def éducation donc félicitations à la douane parce que keroog rek ajot Mati ñu ngi la ciy gërëm le fait que nga am possibilité wu dem di wax ak douanier yi dem di wax ak surtout service communication bu douane docteur Massamba Gueye li mu wax léegi bëggoon naa la ci laaj itam loolu dafa bëri ñu koy wax ni douane bu Sénégal moo gën a cher que douane yeneen dëkk yi moom la expliqué ne maanaam dafa am pays yoo xam ne ñoo bokk ci CEDEAO bi yaakaar naa ñoom ñëpp nag ñoo bokk tarif bi nga xam ne moom la ñuy fay donc voilà donc fii la ñu war a fayee maanaam fii moo gën a yomb fee moo gën a yomb li docteur Massamba rek moo ci wax moo ci am mooy xëy na corruption ba moo bari foofu mais fii dañ koy jaarale ci li nga xam ne moom moo di yoon xëy na te xam naa ni Sénégal moom xam nga boo fi xawee jaaral yenn saa yi yoon tamit sax ñu ne dafa soxor wala dafa lii or que c'est pas ça maanaam lépp dañ ko bëgg a jaarale ci yoon bu jaaru ci yoon ñu ne jaaru ci yoon bu jaaree ci yoon ñu ne dafa ëpp donc kon ñoom ci yoon la ñuy jaarale li ñuy def li nga xam ne moom la loi bi tënk ci ñoom ci loolu la ñu taxaw voilà et oustaz Papa An suñu borom moo njëkk a bañ a digle corruption corruption moom baaxul maanaam jox ma lii ma def lii fee 10 000 la ñuy fayeeku mais boo ma graissé boo ma joxee ñaar téeméer ma defaral la ko mooy ariswa mooy loolu l'islam bëgg ko moom déjà ger la maanaam
ger moom l'islam nangu ko kii ger ak kii nangu ñu ger ko waaw yonent bi ne loolu lépp dafa xaraam ñoo bokk daan waaw ñoom ñaar ñoo bokk daan kii ger maanaam kii dem di ger ak ki nangu ñu ger ko ñoom ñaar ñoo bokk daan mais suñu duwaanu jamono man dama bëgg nit fu mu jaar rek bàyyi fa trace xam nga système gaynde gi directeur général du Sénélec moo ko indi Mouhamadou Makhtar Cissé bi mu nekkee directeur douane dafaa bàyyi trace douane bi gën a jóg douane bi gën a jëm kanam mais douane yii ma gis wax dëgg yàlla ñi ma ci xam ay liggéeykat ay jàmbaar la sunu directeur bii nu am nag Pape Ousmane moom itam jàmbaar Pape Ousmane Gueye gën a yokk liggéey douane bi mais colonel yi mu teg ci biir douane bi xam naa ci ñoo xam ni ay jàmbaar lañ ay liggéeykat lañu ñuy sàmm seen ngor lañ tamit waaw ñoom itam ñu ngi leen di ñaanal yal na yàlla gën leen a jëmale kanam ndax douane kat bu doxee réew yëkkati ko et puis léegi dañu nekk ci dëkk boo xamante ni ma waxaat ko ci suñu njiit yi rek képp ku ñu dénk dara ragalal ndax léegi dañuy surveiller dañuy xool dañuy teg ay daan et puis surveillant yi njëkk yi mooy après fonction xaw ma nan lañu ko boo demee ba retraité wala boo demee ba ñu teggi say ndombo tànk gars yi dañuy enquête loolu indi ay jafe-jafe donc léegi ñëpp a ragal docteur moo tax dañ daan wax ne sàmmal sa wayu doom dañ daan ne nit bul yàq sa wayu doom boo nekkee ci métier di liggéey fexeyal ba boo génnee àdduna sax bu ne sa bàyyi doon na nekk loo xam ne sa doom day fëgg dënam ñemee laaj cër dëgg la waaye xam nga dem ba nekk mag di laaj cër ñu ne kooku kan ñu ne Massamba Gueye ñu ne xanaa doomu ngañ moom da la fi bàyyam sàccoon lii loolu mooy yàq sa wayu doom fonction publique ku ci nekk référal sa wayu doom na nga nekk ci liggéey boo xam ne bu ëllëgee say doom dina ñemee laaj cër ana diw ñu ne nan ko jox cër sàngam ñu ne koy bàyyam ñu ne diw ñu ne kon di cër boobu yelloon kon lettre doom bàyyi da koy bind lettre doom bàyyi da koy bind te ku nekk fa ñuy liire sa lettre doo ko fekkee kon na mbind mi leer te nit war na sàmm deram nit war na sàmm deram sàmm ngoram ba ëllëg sa njaboot bu ñu génnee kenn du acam waaye yow boo jaayee sa ngor ndax dërëm boo amee dërëm loo koy jëndee yéen ay nit yu doy waar ngeen nekkati yéen ñaan ñi docteur Massamba Gueye oustaz c'est ñu ngay pelloo de boo jaayee sa ngor ndax dërëm wallaay Pape boo jaayee sa ngor ndax dërëm wallaahi boo amee dërëm loo koy jëndee loolu Youssou wax ci way wi ci xaalis bàjjo bi jërëjëf docteur Massamba Gueye jërëjëf oustaz Papa mais jërëjëf Adjatou mais ñu jaajëfal bu baax a baax ki nga xam ne moo gën a yombal liggéey bi di sunu naataango Bale Pereira nga xam ne nag macha allah daf ci jàpp loolu Bale boo yemee foofu day mer waaw mooy yoon bi Bale Pereira jëkkëru Ourey Thiam Pereira mu leer waaw jigéen day am kàddante waaye góor day am kàddante kon nag jëkkëru Ourey Thiam soxna Ourey Thiam ñu koy nuyu bu baax a baax moom nag moo yombaloon liggéey bi Pape Cheikh ñuy jaajëfalaat baax a baax colonel bu baax boobu nga xam ne moom la ñu seeti woon jërëjëf Adjatou Mati mën ngeen amaat replay yu reportage am boobule bu def ci YouTube bi /TFM wala ngeen am ko ci suñu site bi www.igfm.sn Betty Pouy Madior ci janoom ak yéen bu njëkk dafay indi ñi nga xam ne ni ñooy yëngu ci wàllu man dama ko tuddee mode bu sell bi mode bu sell bi bëri nañ ci léegi ay nit yu ibbi ay boutique wala di defal ay création ci wàllu muuraay ak hijab comme yu rafet yi nga xam ne da nga koy def tey da nga ñu indil suñu yaay bu baax waaw Baye Cheikh nuyuwaat mbokk téléspectateurs yu ñuy seetaan rek fu ñu mënti nekk ci àdduna ma andi tey nag sama tata bu baax ki nga xam ne mooy tata Fat si mu baax mi moom mi nga xamante ne nag dafa yëngu ci wàllum voile ak accessoire maanaam dafay defar ay hijab day defar ay marié hijab tamit même ñi nga xamante ne du ñu ay hijab gis nga Adjaratou Mati Dieng fi mu génn tey ci tagal rafet na trop et puis dafa yiw ba pare rafet dafa yiw moom laa andi tey ma bàyyi ko mu nuyoog mbokk téléspectateurs yi nuyoog waa plateau bi tata maa ngi lay nuyu waaw maa ngi leen di fay di kontaan am mbégte mu bokk ak yéen plateau bu yàññi bi jërëjëf surtout sama doom Pape Cheikh jërëjëf si ndax yàgg na lool si lycée Blaise Diagne wallaahi entre 2001 2002 yàgg na de waaw boobu yàgg na temps yii docteur mu ngi lycée Parcelles mi ngi noonu ayca bétti waaw ayca moom dafay yëngu ci wàllum accessoire wàllum voile moo tax dama koy bàyyi mu yaatal tuuti ayca tata waaw kay maa ngi kontaan bu baax ndaxte mbirum voile ak muuraay dafa nekk loo xam ne dafa bokk suñu culture bokk suñu aada demoon na ba nga xam ne sax suñu aada yoon dañ daan ne boo musóoroo wala nga fiitu yenn fiite yi dañu naan kii lu muy mage wala ñu gaafal la moo tax léegi ñun dañ koy indi ci façon boo xam ne moderniser ko parce que yéen a tax mu xew léegi de ñu xewal ko léegi da gis jigéen ñi sax même bu ñu solee ay yére tubaab dañuy muur seen dañuy muuru mu nekk tamit lu rafet ba tey loolu baax na baax na mais ma indi leen ko ci beneen façon boo xam ne bu pratique la waaw nekkul loo xam ne da ngay nag takk fiit déedéet da ngay ñëw rek sol ndaxte man toujours sama liggéey damay xool ci heure
ak temps. wax nga dëgg wax nga ndax dëgg. dafa am Par sama rapport benn ak góor jamono. waaw dafa am sama benn góor gu baax bu ma yar mu sam papa. ñu koy wax sëñ Saliou Sarr. macha allah nekkoon fii si Médina. du doomu soxna associé si Louga. macha allah. ndax mu doon ne Fatou mu ne ma temps dafa cher te dafa jafe. mun ma sa juróom dërëm sondeel boo ko taalee ba mu jeex. te jarul lu jël juróom dërëm sondeel mun ma c'est pas la peine ngay taal sa. loolu ngay taal sa sondeel. dëgg la. waaw. loolu image la. dégg nga wax ji si juróomi dërëmu sondeel boo ko taalee ba mu jeex te liggéeyut lu jar juróomi dërëm ñàkk nga ñàkk dëgg la de. waaw te xam nga fu mu nekk nii ngeen léegi moo tax ma indi leen ko façon boo xam ne lépp pare na yëkkati la sol ba si lii ma sol nii yëpp du musóor chapeau la ah d'accord parce que dafa mel ni lu ñu fiit dafa mel ni kenn lu fiitu ko. da nga ko defar ba nga xam ni dama ko da nga ñëw. koy teg rek da ngay jël sol mu mel ni ay mbaxane la. mbaxana la yu ñu sol mbaxane lu ñuy mu sol doon la musóor moom waaw mooy nekk musóor macha allah. ma indi leen ko façon bii bari na ay façon yoo xam ne maa ngi siy gëstu maa ngi naka siy nga koy liggéeyee da ngay xool modèle musóor yi comme tagal yi ñuy def rek nga jël ko Waaw. defar ko après mu pratique. waaw man may la bu ma suñu borom may noonu la nekkul loo xam ne fu ma jàngi lu ma jàng nekkul loo xam ne tamit lu ma nit kii la suñu borom la Macha Allah. mais damay naan tam doon tamit bu la ko suñu borom joxee te amoo volonté bi du ko génnee ñun ñi toog fii ñun ñëpp am na lu ñu suñu borom may dëgg la. bu ñu xeeb suñu bopp nañu gëm suñu bopp dëgg la. nga xam ne tubaab bi lan la ay nit lañu seen xel la ñu utiliser wax naa ko démb yàlla ñëpp la may xel ba mu des bàyyi may. dëgg la ñun ñëpp ñun tam ay doomu aadama ñu dañu xeex ñu ñu ñuul rek mais amuñu benn différence pourquoi ñun toujours dañ leen di jiital ni ñu gëm suñu bopp tamit ñu xam ne suñu loxo yii ñu suñu borom may mun nañ si liggéey loo xam ne tamit luy jëriñ suñu bopp la jëriñ suñu askan jëriñ réew mi jëriñ àdduna bi yëpp ku si nekk mën si gis sa moo bopp tax tout dépend ci waajur yi tout dépend ci ñi ñuy yar. Voilà. tout dépend ci ñi ñuy jàngal. voilà ndaxte ñun bu njëkk xam naa léegi nag ñi naan demal si atelier diw nga jàngi métier Waaw. wala demal fii nga jàngi métier moo tax ma ne bu ça njëkk dépend ci ñi ñuy jàngal kenn daawul ñi ñuy yar jàng si suñuy atelier professeur métier suñuy enseignant suñuy waajur. voilà si kër lañ daan jàngee métier moo tax kër goo musaan dem di nga fa fekk machine u loxo wala machine u tànk dëgg la. ndaxte léegi nga gis ne moom lu lañ daan bare joxe sax ci sëy yi. voilà Warugar. mu ngi noonu moo doon Sama warga moo machine doon am premier bu cadeau yàqoog léegi yàggu- man sama machine u bàjjen Mënatu man moom koo laa kii. doon jàngee ñëw machine u loxo la muy soxna aseetu si man moom laa doon jàngee ñëw wallaay. ngay xool heure. waaw te da ba nga pare ba pare dooguma la sax suñu waajur yëpp dañoo mënoon ñaw. waaw mais léegi jigéen ñi mënuñu ñaw. bu sa sax doo ko mais suñu yaay doo ko yi dañ tas. daan am machine bu ñuy ñawee ma je me rappelle bi ñu nekkee xale. Voilà. sama tubéy sax bu xottee ko sama yaay koy Moo koy ñaw. yenn saa yi bu tabaski jotee bu tailleur yi feesee moo ñu ñaw moo ñu ñawal moo lay ñawal déggoo piis bu bëri lay jënd daggate ko ñun dagg ñëpp ko ñu ñëw. ñëpp yow ñu machine loole nga gis de Pape déggoo wax machine nga gis de leen daan def moom du machine de rajo du machine de lan la woon docteur wax ñu rek. jigéen bu ñëwee ci kër dafa war a ñaw diggante yi dëgg la pourtant mës nga ñu jàngal loolu mës nga. waaw kon naa ko fii ndax ma la déggoo wax ji de machine nga gis boo ñëwee may gu njëkk baal ma oustaz machine ñu jox la machine jox la montre jox la rajo waaw ndax bu booba jigéen liggéeyam bëriwul nii nga ñu ko génn kër jàngalee woon bu yàggul génn ci télé kër. bi. waaye xoolal ñu jox la rajo ne la maa ngi dem di wuti yaa ngi toogandi waaye bul wéet taalal rajo bi mu wuti muy waxtaan ak yow ñu jox la montre ne la bu la heure bett nga xam heure bi ngay tay soq heure bi ngay tay heure bi ngay bees xam heure bi ngay yekk pare nag ñu jox la machine nag ne la yëre bu xotteeku ñaw ko waaye nag jikko yi xotteeku ñaw leen gis nga mag ñi dañ doon lépp lañ doon def wallaay ci mag tey ñu ne loolu amul njariñ nañ ko bàyyi et machine boobu noonu jëriñ na la oustaz dafa am loo ci bëgg a wax. war a fa wax lu ma neex mooy yi muy créer mu nit dafay jëfandikoo xelam nit ñi dafay xalaat mais am na ñoo xam xaj Pape lay defar seeni mbir mi ngi taxaw taxamul gisuñu ko dëgg la de. ñett dañoo ne war a tàngal ceeb bi sondeel baa ngi tàkk ñu ni kenn ki demal jëndi birike mu dem ne waa jaay ma birike mu ne ko non aw ma birike almet laa am mu ah bàyyi ko man de birike laa soxla woon daal di ñëw waa ji ne bàyyi ko yow dama jëndi almet mu ñëw ne ko sëñ bi jaay ma almet beneen boutique mu ne ko aw ma almet de birike laa am mu ne bàyyi ko ñoom ñett ñu toog nañ leen fay sondeel bi te tëdd te li ko jëriñ mu ngi ci léegi nag dañoo war a taal li ñu bëgg mooy li leen di jëriñ mi ngi seen wet wallaahi mais jëfandiku wallaahi dafay jëfandikoo léegi tata laata ngay dem waaw demal boo seetloo sax ay modèle am sànq ba ma génnelee benn kabul dama tiit parce que dama c'est ne dommage que wanuloo ñu ko. waaw kabul bi ñu moom gis yenn yi. moo nekk moo ma am moom jiital nga def nii ah, waaw d'accord. ba pare kabul en soi la ba pare kabul bi dafa am ay accessoires yu ci nekk ci biir
te la plupart hijab yi ñun kabul yi ñuy def doo am ay accessoires daal mais moom da ko jël accessoiriser ko defar ko ba mu rafet ba nga xamante ni tey boo ko solee da nga ciy sentir sa bopp daal dafay taaru rafet na gis nga ci tagalam mais bi Pape Cheikh li gën a garaaw xam nga ñun dañuy takk bijoux yu ngande yi def musóor mais bi ma bëggee takk jaar daf ma ne non da ngay wut wiis ni ndaw ci sooba tey nit ñaa ngi may envoyé message di ma laaj ana say jaar or que takk naa jaaru parce que li ma musóor bi ak collier bi maanaam tellement que ñoom ñoo kii ba nga xam ne waruma takk yeneen jaar donc li mu wax ni xelam lay liggéey dafa am solo kon tata balaa nga ñuy wax adresse beeg numéro beeg pour ñëpp mën a profité ci sa xam-xam ak sa ay modèle dañu diggoon téléspectateurs yi yéen dañu leen diggoon nii laata émission bi jeex dinañ leen wanale ak sunu équipe yi nga xam ne ni ñoo ñu teewal Mauritanie alors Dieynaba Seydou Ba mooy wax noonu dafa bëri wax yaayu Mariam Selli Bessel Bass ak Mado ñoom ñu ngi dëkk bu ñu naan Nouakchott GFM chez vous Dieynaba Seydou Ba Mado ak Bessel ñu ngi leen di nuyu rapidement ku ci nekk am na loo xam ne ni préparé ngeen ko foofu ca Mauritanie. waaw ñi ngi fii kon ci Mauritanie Pape Cheikh GFM chez vous lañu rek daal di wax waaye xam ne ku ne GFM wax itamit pàcc bi nga xamante ni yeewu leen am na ko ci culture des peuples rawatina nag ci bien-être waaye tamit ci daal di découvrir yeneen i baax yi nga xamante ni nekk na fi en matière également de culture kon tey ji nag dañ leen indil rubrique yi ñu leen doon faral di indil ci biir yeewu leen vendredi bi ñu ànd ceek soxna Mado ak itamit Bessel Bass ma bàyyi leen ngeen nuyoo. alors Pape Cheikh maa ngi lay nuyu depuis la Mauritanie di nuyu képp koo xamante ne mi ngi toog foofu ci plateau bi di nuyu waale bu baax Alfi di ko xamal ni tey nag nawleem mi ngi fi madame Mbow moom mooy nawleem. c'est bien. alors ñun donc Pape Cheikh comme ni ñu nar a def rek tey xam naa ne ku xam Mauritanie xam nga li nga xamante ne moom moo di fuddën mu nekk fi nag bokk ci tradition bi ñun bu ci kanamee xam naa ni dinañ gën a ficci waxe taar bi nga xamante ne moom moo nekk ci biir fuddën bi le mais nam naa la aussi tam. voilà mais maintenant pour gagner du temps Dieynaba Mado ak Bessel dañ leen di bàyyi ngeen enchaîner directement mën nañu njëkkee peut-être kan la ñuy njëkkee ñu njëkkee ak yow Dieynaba wala ñu njëkkee ak Bessel wala Mado. non ñu mën nañu njëkkee ak man parce que en fait xam nga ne Mauritanie defoon nañu ko ba noppi. si suñu première rubrique bi ñu doon def la culture des peuples mais tey dañoo ñëwaat peut-être ci yeneen i facettes parce que bu ñu ne Mauritanie rek nit yi lu ñuy njëkk xalaat mooy naar yi ñu ne la laqalbash wala ñu ne la ana mëlfa yi yooyu yëpp nag am na fii ci Mauritanie waaye Mauritanie itamit yeneen culture la Mauritanie yeneen peuple la bokk na ca nag ñeent ñi nga xamante ñoom ñoo fi daal di fes loolu di Mori di itamit Tukulóor yi mooy Haalpulaar yi de manière générale ñii di Soninké yi ak wolof yi nekk nañ fi lu ñu nemmeeku sax mooy dëkk bi lu ñuy wax wolof bari na loolu ci loolu nag ngir découvrir ce culture dañuy xool élément bi ñëwaat. ayca ñu xool reportage bi nga xam ne Dieynaba Seydou Ba xanna def pour jigéen yi nuy sëy danga koy defar xanna bi da nga yoo tëgg yi ñëw kër ga. salaamaaleykum ana ismi Soukeyna Bint Mansour dama bëgg wax leen culture naar yi ak diversité bi. voilà fi ñuy directé sori la waajo doon woote Ndar nekk Dakar di wax ca kaw ki ci télécentre bi ne ko bàyyil yooxu yi mu ne ko moo nga ba Ndar maa nga ba Ndakaaru waaye ñoom it ñoo nga ba Mauritanie ñun ñoo ngi ba Sénégal loolee bëggoon nañu ko àggali ñu ngi jéggalu ci dog-dog boobu xam naa ni ngelaw la rek diggante Mauritanie ak Sénégal jaww ji moo bëri ngelaw ba xalaa Mauritanie dafa bëri suuf docteur ak ngelaw li xam naa moo téye mëlax fe bi waaye bëri na ay shérif it de bëri na shérif yi ñaan rek waaw xam nga lii yëpp ci am jàng la je pense que lii mooy defar Afrique lii mooy wane nit ñi déjà lii ñu am nii rek rëy na wallaahi lii ñu am nii rëy na ci télé buy jéem télé bu ndaw donc nga xam ne ndaw ci ay atam laa bëgg a wax donc lii lu rëy la et je pense que techniciens yi dinañ ko régler et ils sont de nouveau en direct non problème satellite la yenn saa yi nga seetaan yenn télé yu mag yi match jekk ba ci àgg mu am arrêt je pense que techniciens yi ñu ngi koy régler mais buñ ko amee vraiment lu rëy lay doon pour téléspectateurs yi ak pour ñun d'accord donc dañuy àggali reportage bi nga xam ne ni Dieynaba Seydou Ba def na ko
أنا اسمي سكينة بنت منصور dama bëgg wax leen culture naar yi ak diversité bi culture am mooy jigéenu naar su toogee ci benn xayma man def ataay def njar jigéenu naar nekkul comme jigéen yi desi jigéenu naar danga ko posé ci kaw xam nga loolu donc pour eux c'est quelque chose de très important ils l'apprennent pour mère pour fille pour femme bon dans le temps les femmes étaient un joyau togoni Fatoumata Laminta Njanga Bakka ka hayde man soninke la si culture soninke lay yëngu ndax cuub kat la boo gisee léegi li ma exposé fii cuub cosaan mu ngi fii cuub nganj bu jëkk bi nga xam ne sunu maam yi duñu ko daan béy ñu def ko cuub ñu cuub ko loolu moo nekk ni ak cuub bi nga xam ne léegi moom la ñuy liggéey yëpp laa exposé fii ndax cuub yoo xam ne ñoo jiitu sama juddu ñoo ma mag sax ma ñu ngi fi mais toujours dama kaa importer pour wane ko culture soninké amoon na budul cuub bi nga xam ne léegi am na kon nag nga xam ne ñun soninké Mauritanie ñu ngi fi xam nga àdduna bu soppeeku de nga soppeeku ànd ak moom ñu ngi yëngu si liggéey gouvernement ku nekk yaa am nga li ngay yëngu wante ba léegi cuub bi ñu ko bàyyi gannaaw ndax cuub bi mooy sunu mbaax maam lu moom lañ donne si moom la ñuy liggéey daa gis góor saraxule bu takk jigéen naar jur ay doom ndax man am na samay doom baay naar lañu dégg nga daa gis góor naar encore bu takk soninké ndax man na sama doom baay yoo xam ne ay naar la seen yaay naar la bandiraɓe caggal yettude Allah e nelaɗo e Cheikhna Ahmad Tidiane amin calmina on amin daara jam on amin jogui weltare hande e joddade ɗo e télé TFM amin kuccite bandiraɓe min mbiyetemi ko Aissata Niang culture pulaar ci biir Mauritanie bu ma neexee sax ma naan bu ñu seetee ci commencement Mauritanie pulaar yi ñoo fi njëkk parce que pulaar yi ñoo njëkk a jógee ci Égypte ñëw fii ci Mauritanie donc pulaar am na ci Mauritanie bu ñu ne Mauritanie ñu ne naar waaye du naar rek pulaar am na fi wolof am na fi soninké am na fi donc communauté yëpp ñu ngi fii ci biir Mauritanie te ñoom ñëpp tamit ni ñu dëkkee dafa mel na bët parce que bët lu ñuul ak lu weex moo ci nekk boo dindee lu ñuul li da nga yàq bët bi boo dindee lu weex li nga yàq bët bi dootul gis donc ni ñu dëkkee c'est en émulsion c'est-à-dire dañu jàppoo ñoom ñëpp nekk benn te tamit ci réew mi loolu lañ bëgg unité nationale te unité bi dañ ko fekk depuis ci commencement Mauritanie unité bi dafa amoon. ma xamal leen rek ni olof fii la bawoo dem Sénégal ci lu nekkoon tey di bind fa ñu jógee ca Égypte fi ñu jaar ba jàll dem kon culture olof fii ci Mauritanie kenn du ko fi werante noo ngi koy doxal ak ñoom seen culture nu koy boole xew mu ñu am duñu nuy invité naar yi gën a mag fii di ay waykat yu gën a mag man duñ may woo invité mi ci seen xew ma defal leen ay taalif defal leen ay is loolu nekk na loo xam ne lii lu yaatu la olof lu yaatu la ci réew mi olof dafa am culture am te daf ko fonk te diw ko benn jamono noo ngi Dieynaba Seydou Ba moo réalisé reportage boobu nga xamee ni gis nañu ko li docteur Massamba Gueye wax sànq rek Mauritanie moom boo fa demee bëri na ay xeet yoo xamante ni mën nañu leen fekk fii ci Sénégal gis nañu soninké kii mujjee expliqué nee na wolof bi foofu la jógee ñëw fii Sénégal donc du coup histoire bi benn la askan yi benn la. waaw benn la xam nga Mauritanie moom mooy frontière u li ñuy wax Sahara ak Afrique subsaharienne donc moom loolu mooy force am mooy que genre tame la boo xam ne ñiy dem jëm ci Afrique Maghreb foofu la ñuy jaar ñiy jógee Maghreb dugg biir Afrique noire foofu la ñuy jaar donc loolu mooy force Mauritanie donc loolu nañ ko garder xeebante bañ am ci seen biir ñu bàyyi kenn ku ci nañ jox la sa gëdd ñu fexe ba njaam jeex fa takk mu nga xam ne kenn du jaamu kenn def naa loolu su ko Mauritanie defee dina am base pour développer surtout que ñoom am nañ ay minéraux yu bëri voilà balaa ñuy delluwaat Mauritanie di fekk Mado foofu mu jox ñu li mu ñuy indil ak Bessel dañuy gërëm sama yaay ji ñu seet si taxawaay baa ngi bëgg a yàgg am na ñu bëri ñuy laajte naka la ñu mën a def ba barkeelu ci modèle yi ngay defar surtout conseil yi ngay joxe parce que am na lu Adjaratou Mati Dieng wax léegi li jëm ci naka la ñuy soloo naka la ñuy muuroo naka la ñuy musooroo lan lañ ci war a teg comme accessoire bii war naa ëpp bii warul ëpp yooyu yëpp naka la ci sunu jigéen di mënee profito xam nga ñun jigéen ñi dañu mën a lii moo xew waaw doo xool la jàpp waaw xool la jàpp am na solo xool la jàpp lu am solo la
moo tax man nag boo ñëwee balaa ngay boo jëlee sama fulaar naan xool teg la ba xam bi la jàpp ma doog a d'accord nga yóbbu ko très bien nga jënd ko solo ndax doon ne lii xew na rek wala rafet na te fekk jàpp la moo tax bari na façon yu bari yoo xam ne liggéey naa ko si fulaar yi xam nga soir nekkul loo xam ne lu neex a kolo la déedéet ñuy muuru xam nañ ko moo tax dama koy def comme mbaxane rek da ngay dama ñëw koy rek def tegal comme sa mbaxane bopp. sol très bien takk ko te et puis man duma ko doo épingle doo piqué sama fulaar doo pique du am pique ndax toujours man damay ragal jam la wala mu gaañ la te loolu yëpp dama siy rendre ko dama siy bàyyi xel très bien merci waaw moo tax daf ma dafa bari na façon am na tagal yeeg soit xijaab yi même marié yeeg yëpp ku si nekk boo ñëwee tamit di si gis sa bopp bu baax numéro téléphone bi adresse bi waaw man maa ngi tudd Soxna Fatou Sy maa ngi dëkk fii Médina rue 15 angle 2 bis sama numéro téléphone nag 77 la 612 45 02 waaw bu kenn ragal na ñëpp ñëw prix yu abordable la te et puis tamit yu xéewale la ku ñëw tamit def naa di nga si gis sa bopp incha allah jërëjëf si Tata Fatou Sy kontaan ñu koy jaajëfal bu baax moom nekk tamit ku disponible Tata Fatou Sy jaajëfal nañ la bu baax merci beaucoup jërëjëf merci beaucoup yow itam Betty mën ngeen amaat lii ñu waxtaan ak Tata Fatou Sy ci YouTube bi et puis Betty pareegul ak yéen ndaxte thème yi muy jagleel xale yi ak seen diine l'islam ca kanam ci Yeewu Leen Plus bi dina jàkkaarloo ak Oustaz Pape Hann nga ni noo koy defee day wax jox ma man tamit ma daal di wax daal di koy delloo sama papa ji nee naa la Baye Cheikh kii moo ma xamal ni bisu yàmma xiyam Baye day daw doom macha allah doom di daw Baye jëkkër di daw jabar mooy borom kan borom lan borom borom billaahi nii la rek de man daf may fàttali ni ma àndee woon ak mag ñi moom ni mu àndee ak ñoom Oustaz Pape Hann noonu laa àndee woon ak docteur Massamba Gueye noonu laa àndee woon ak ki nga xam ne ni mooy Babacar Mbaye Ndak noonu laa àndee woon ak ñu Mariam Samba macha allah ñu ngi lay gërëm bu baax Betty bu ñu delluwaatee Mauritanie dañ leen fay fekkaat Mado Bessel ak Dieynaba Seydou Ba alors Dieynaba rapidement ban commentaire ngay def ci li nga def buñ ci jógee àndandoo ak Mado ci li mu ñu indil laata Alfi dañu toggal fataaya pizza yi. kon nag di ko jaajëful bu baax ki nga xamante ne moom moo di Soukeynou Fall nga xam ne wax nañu secret yëpp yi nga xamante ne nag moom moo nekk ci biir Fouddane am na benn phrase boo xamante ne dañ koy faral di wax fii ci Mauritanie nee neen jigéen bu nga xamante ne takkul takkaay wala deful li nga xamante ne Fouddane kenn du ko maanaam dañ koy méngale ak góor ba tax na jigéen boo xamante ne da nga bëgg wane sa taar ndax ku xam soxna Mauritanienne xam nañu dañu taaru naturellement macha allah waaye liy yokk seen taar nekk na li nga xamante ne moom moo di Fouddane wax nañ leen ko ci biir élément bi képp koo xamante ne dañ la war a takk dinañ la defal li nga xamante ne moom moo di Fouddane ñaanuñu ko yàlla aussi sa borom kër bu génnee àdduna ba nga toog tenji li war yëpp boo bëggee génnaat encore ci biir dëkk bi wala population bi dinañ la defalaat Fouddane mu nekk nag lenn loo xamante ne dafa am benn partie bu important ci wàllu tradition wu Mauritanie waaye li ñuy def rek ba Dieynaba comme waxee nañ culture yi wax li nga xamante ne bokk na ci taaru jigéen nga xamante ne moom moo di Fouddane defe naa ne dañuy dem directement ak Bessel mu wax ñu nag mbiru togg bi moom itam nan lay demee fii ci Mauritanie waaw moom ak madame Julde moom itam Alfi bu mag la tey jaajëfal leen lu bare bare jaajëfal tamit Pape Cheikh di nuyu rek téléspectateurs yi ñuy seetaan di wax rek saa su ne mbégte la ñuy am bu ñu nee GFM chez vous ñu nekk fii nag nga xamante ne moom mooy Mauritanie comme ni ko ñëpp waxee Dieynaba Seydou Ba ak kooku di Mado ñun nag dañu ñëw seen carnet de voyage bi tey dañu ñëw nag indi culture naar plat bi nga xamante ne moom la gën a fonk plat traditionnel bi nga xamante ne bu ñu amee gan moom lañ koy teralee muy rek ngëm-xa nag boo ko déggee blé la blé boo xam ne dañ koy jël araw ko tay ko mooy li nekk fii nii suñ ko tayee ba pare daal di ciy def rek laalo bu ñu si defee laalo daal di togg nag soos bi nag ndawal lay doon ànd ak ay légumes yi moom ngeen gis nii bu ñu paree dañuy seppi légumes yi ak ndawal tuuti daal di jël nag li nga xamante ne moom mooy ngëm-xa bi sóor ko ci biir suñ ko sóoree ub ko daal di jël nag diw ñor tamit def ko ci waaye da nga koy tay
comme ni ma leen ko waxee sànq da nga koy tey boo ko arawee da nga koy comme cere daf lay jox sax caakiri ci ni ma ko voilà gisee moom nii. lay nuróol soo paree nag da nga ciy def laalo Waaw, mooy kay. laalo bu vert bi bu buy bi moom la ñuy jël nag def ko ci sóoraat ko ci biir yekk ko daal di jël diw ñor bi nag def ko ci jël nag légumes yi teg ko nii nekk na plat boo xam ne plat bu mauritanien yi fonk la waaye plat wu naar la bëgg nañ ko torop suñu amee gan moom lañ koy teralee te yaakaar naa ne tamit ferñeent yi ci nekk bari na torop Dieynaba am na solo kon li nga xamante ni Bessel moom la indi fii ci wàllum togg fii ci Mauritanie kon Pape Cheikh Dieynaba Seydou Ba xanaa ñu àndaat ak Mado rek ci miirum xenne yi loolu laa bëgg a wax parce que Mado dafa wax comme si xool nanu ko xam naa yeewu leen bu baax ñun gisuñuy fuddan muy commenté yi fuddan ak kanamam gu gàtt gi fii ku fi nekk yeewu tey sama doomu nijaay waaw noo ma gisee xamal ni Mauritanie yëpp ñu ngi ma lay laaj tey koppati laa maye de maa la gis laaj ma koo ma saf kan laa la saf Badou Maaw Cissé maawo rek nga ma jox sama waa ji laf cat ci yow léegi Mado demal ci modèle yi nga ñu indil jëm ci ene fuddan xën na waaw kon nag sans transition dañuy dem xooli élément bi pour jigéen yi nuy sëy da nga koy defar xanna bi da nga yoo tëgg yi ñëw kër ga defar ko xanna si tànk yi ak ñaari loxo yi ñu tresal ko cheveux yi defar ko affaire yu brillant yooyu ba mu defaru sol melefa bu ñuul ak robe bu ñuul ak sac bu yëpp ñuul defaat si kawam benn melefa bu weex simple jigéen bi su sëyee dafay fuddanu mais su encore wasinee nekk ba 40 jours bi passé fuddan ko fuddan bu rafet sol bu rafet génn l'arbin dafa génn 40 jours yi su jëkkër bi demee tukki su ñëwee mu fuddanaat yàlla nañ tere su góor bi gaañu jigéen bi dafay toog 4 weer ak 2 fukki fan su mu génnee moom tamit mu defaat fuddan ak yooyu pour mu wan léegi libéré na si affaire xaq bi waaw kon nag Pape Cheikh xam naa ne gis nga élément bi fi nga nekk xam naa ne Alfi moom ma ngay ñemmi ndax yu taaru yi rek la bëgg comme ni ma leen ko waxee woon rek dafa nekk ci lenn loo xamante ne dafa bokk ci tradition wu li nga xamante ne moom moo di dëkk bi di Mauritanie di fàttaliwaat nag niñ koy defee nii ñoom dañ ko dond ci seen ay maam ba tax na moo tax dañuy jël ay bic wala bu leen neexee ñu jël li nga xamante ne moom moo di col wala ñu defal décoration yi defal ko seen bopp donc nekk na lenn loo xamante ne dafa am solo fii ci dëkk bi képp koo xamante ne maanaam wala fête bu mënta jot ñoom dañ koy def amaana nga nekk jigéen boo xamante ne da nga war a sëy wala ay fête traditionnelle war a jot wala nga nekk nag jigéen boo xamante ne maaraka day taali da nga tënj ba war a génn néeg yow itam dañ la koy def kon nag solo su fuddan am na vraiment importance wala place bu mag fii ci Mauritanie Dieynaba tamit boo amee doom ba pare boo après 40e jour bi tamit dañ lay fuddan pour wane nag léegi génnoon nga néeg waaye yaa ngi ciy dugg effectivement Dieynaba Seydou Ba voilà li Mado indi boo ñëwee ci naar yi da nga koy fekk tamit ci xaal pulaar yi ndaxte xaal pulaar yi tamit dañu bëgg fuddan ñoom tamit voilà ñu ngi leen di gërëm ñoom ñett ñëpp Dieynaba Seydou Ba Bessel Bass ak Mado dama bëggoon ñu wax ñu lan mooy programme tey bi pour ñu mën a xam lu ñuy seetaan certainement seetu bi ak yeneen émission yoo xamante ni Mauritanie la ñu koy amalee en direct tey Oustaz Pape Hann dañ sàcc ay minutes ci yeewu leen plus bi ndax Alfi la ñu bëgg a bàyyi mu toggal ñu li mu ñu indil tey ay pizza la yoo xamante ni sous forme de fataaya la laataa ñuy jàll ci xam ak xamle ak docteur Massamba Gueye tey gis naa fi sikket sikkim ak sikkal yooyu yëpp dinañu jàng mbind bi ndax it lu am solo la Mamadou Mouhamed Ndiaye itam taxaw na pour revue de presse bi ak redoublé bi ndax bii nga soloon keroog ci ngénte li waaw dama koy wax ñëpp dégg ko redoublé. est-ce que bii la Pape. ah maa xàmmee samay bët baax na tamit xàmme na ko de. samay bët baax na quand même. il est capable Mouhamed. Mouhamed bii la. Mouhamed waxal bii nga soloon keroog. Mouhamed waxal rek bii la soloon keroog. waaw baal naa ko. nit boo koy xas la nga bàyyi yaramam daw na. waaw baal naa ko. Pape kon ñu dem xool bërsi yow ba docteur dem rek. damay bàyyi ba docteur ba sax bëggee dem rek ma wax la li ma la bëgg a wax ba mu dem. kon docteur bul dem. am nga chance toogal. kon ñu dem xool bërsi ngay toggee. ñëwaat.
pizza fataaya ngay toggee ak beurre Sofia. ak beurre Sofia Pape Cheikh xam nga ni. dégg soo déggee pizza Pape xam ne ma nga jóge Italie. mais pourquoi pas ñu am pâtu pizza ak li ciy dem yëpp. daal di koy tëj parce que en général pizza dafay nekk loo xamante ni duñ koy togg. dañuy jël ingrédients yi ci dem yëpp def ko donc togg ko à ouvert maanaam kenn du ko fermer. donc ñun fii dañu am fataaya en général di ko defee jën wala yàpp. donc pourquoi pas ñu jël yi nga xamante ni mooy dem ci pizza donc def ko façon fataaya tëj ko. loolu rek mooy différence bi. waaw mooy différence bi éléments yi dem ci pizza yëpp. mooy dem def ko ci fataaya mooy dem def ci fataaya au lieu ñuy def yàpp wala ñuy def jën. dañuy def ci biir fataaya bi sauce tomate bi nga xamante ni typiquement sauce pizza boo xamante ni mooy defar pizza li koy composé. ci suba dama jël pap lu toll ci beurre Sofia benn kuddu. donc reçu ci sama laaj am na ay sauce yoo xam ne dañ koy jaay ci commerce bi mais amul goût donc ñun suñ koy toggaat dañ ciy def tomate def ci laaj donc def ci saf-safal li nga xamante ni mooy liñ fi am def ci poobar ba nga xamante ni soo koy lekk da ngay am cafka bi nga xamante ni moom la pizza di joxe. donc pâte bi tamit faut pas oublier que ñun ñoo ko defar ci suba donc dañu jël lu toll ci 500 grammes farine tibb tamit lu toll ci benn kuddu beurre Sofia def ci xorom def ci levure boulanger déshydraté wala bu fraîche bi ñu fi am donc mélanger ko def ci ndox xaw a tàng bu cedd donc mélanger ko ba mu jox ñu pâte bi nga xamante ne mooy pâte pizza Pape duñ ko fàttaliku beurre Sofia enrichi en produits laitiers te riche en vitamine A et E moom day dugg ci xeetu recette bu nekk Pape donc moom la ñu jël defaree ko sunu base pâte donc dër ko yaa ngi gis sànq ñu ngi dër pâte pizza yi donc dañ ko découper ay carré donc carré yi nga xamante ne moom la ñuy defar moom la ñuy defaree fataaya donc sauce tomate bi jambon fromage basilic herbe de province donc yëpp a ngi fi ci biir sauce bi donc suñu étaler suñu maanaam suñu pâte yi nga xamante ne moom mooy fataay bi dañuy jël maanaam sauce pizza bi def ko ci biir laataa ñuy jël maanaam suñu ay éléments yeneen ingrédients yi nga xamante ne moo ciy ñëw dugg donc pour ñëw fermer le tout comme ni ma ko rappelé sànq ni ma ko waxee sànq au lieu ñu koy togg à découvert dañ koy tëj comme bu ñuy def fataaya donc mën nañu jël sauce bi njëkkee ko ci biir maanaam ci biir pâte bi maanaam carré yi nga xamante ne moom la ñu am ci plan de travail bi donc def ci sauce bi suñu paree jël ay bâtonnet de fromage mën nañu jël emmental comme mën nañu jël mozzarella en général moom moo ëpp ci li ñuy utiliser ci pizza ndax mooy pizza bi mooy fromage bi nga xamante ne suñ ko génnee dañ koy étirer maanaam dañ koy tirer comme mu mel ni élastique donc mën nañu jël maanaam suñu ay fromage jiital ko ci biir pâte bi donc suñu noppee ci loolu ñu jël li ñuy wax sunu jambon de bœuf Koutoubia moom tamit ci marché bi mu nekk ay produits Sofiex donc def ko ci biir jël sunu jambon de dinde comme ni ma la ko waxee de bœuf du moins fumé def ko ci biir donc ñëw basilic parce que basilic bi tam il faut rappeler que moom mooy parfumé sunu pizza te moom moo lay jox quand même authenticité wu maanaam pizza italienne yi nga xamante ne ñoom dañuy faral di utiliser herbe aromatique bi di basilic ci seen ay sauce tomate wala ci seen ay pizza donc nii rek lañ koy defee comme ni nga gisee jambon bi à la place de viande wala jën bu ñuy defar fataaya jambon fromage la ñuy def mën nañu jël yeneen maanaam xeetu ingrédient def ko ci lu mel ni poulet wala lu mel ni thon parce que genre xeetu pizza yooyu yëpp dafa am donc def ko ci biir terminé ak basilic bi mooy andi verdure bi mooy andi maanaam odeur bi nga xamante ni moom la ñu pizza bi di jox donc suñu paree pap dañ koy tëj maanaam boo ko tëjee maanaam dañ koy fermer comme booy defar fataaya donc soo roulee nga seere ñaari côté yi parce que tam suñ koy togg ci suñu four bi nga xam ni moom la ñu Samsung andil pap pour ñu ciy togg muy four micro-ondes bi nga xamante ni full option la maanaam day togg di tàngal comme ni ma la ko waxee dafa nekk four en même temps mu nekk micro-ondes donc ci lañ koy toggee donc ñu rouler suñu paree dañ koy dugal ci four bi pendant 5 jàpp 10 minutes parce que four bi dafa gaaw ba pizza yi nooy donc juste rappeler que pap pour déguster ko dañuy jëlaat sauce bi parce que xam nga en général macha allah xam nga en général booy lekk fataaya pap su fataaya bi ñoree da nga koy soos ci man xam nga bañ la xoos sax da nga may déconcentré bu fekkee da ngay lekk macha allah soxna pizza pap booy lekk fataaya da ngay dagg fataaya daal di koy soos ci sauce bi donc il faut rappeler que sauce bi des pap bu pizza yi ñoree maanaam bu sunu fataaya yi ñoree booy dagg da nga koy lekk continuer lekk ak sauce bi toujours pour rappeler que pap ci biir sunu four Samsung bi lañ koy toggee pap ma finir rouler ko rek enfourner ko pap 10 jàpp 15 minutes. macha allah soxna doon jéego de nga may jox fi mu ne nii.
ndeysaan ñoom duñu encouragé oustaz pourquoi nit ñi duñu encouragé nit man télé bi bu ma lalee si jaado julli ñi reema télé bi bu ma solee lii ñu reema bu ma defee lii sax ñu yeema ñu reema pourquoi nit duñ ko encouragé loolu baaxul war nañ la encouragé bu ma jàppoo dem jumaa sax bu ma leen di romb dañ may ree dëgg te ngay jullit waaw léegi da ngay jullit di jullit léegi bëgg nga mu jeex waaw léegi da ma bañ ko arrêté déedéet ndaw si ma taseel borom taxi bi dama waxoon Pape Cheikh mu wàññi ree ji waaw léegi da ngay def ñetti émission yoo xam ne doo ree mënu ko yii kon ñu laaj ko lu tax mënu ko tonton xam nga lu tax ñoom ils te prennent pas au sérieux dëgg la de prends pas au sérieux d'accord xam nga dama ne la télé léegi lundi prends pas au sérieux lundi bu soobee yàlla dinaa def émission 7h incha allah bu soobee suñu borom subhanahu wa taala buur bi yàlla aza wa jall noonu la bu soobee aza wa jall altine incha allahu rabbi parce que suñu borom subhanahu wa taala xam na ni ala kulli al il faut que ñu jàmm ko altine dinaa def émission 7h ba 11h te du ma ree. kon Bouba Ndour mais lundi férié la dommage. kon bul annoncé férié comme ça mardi bu liggéey si ne annoncé woon na ko mais férié la. lundi férié la Pape da nga ñuy nax loolu mbaquus la loolu mbaquus la da nga ñuy nax. mais xam nga lii. docteur man li ma ciy jàngee. mooy Pape xol bi dafa laab. xam nga sa xol bu laab sa kanam day feeñ sa kanam day feeñ. dëgg la am na ñoo xam ne mënoo wax ba nu ree dañu soxor. am na ñoom seen xol dañoo am problème xol boo ko amee doo mën a ree. am na ku ko yónnee message ne ko at a ngi nii mi ngi tëdd. naa Mbuur la nekk. waaw mu ngi tudd Penda mi ngi tëdd ci Mbuur feebar waaw dafa feebar. mais bu bëggee féex fàtte feebar bi. dafay seetaan émission bi. donc nit ñi nañu c'est vrai que reetaan baaxul waxoon nañ ko fi. waaye nag ree moom day dundal xol. parce que yow nag fajar ñëpp ne fuñ ñu mer. taxut ñuy def matinal. moom bu sujet bu séeréer ñëwee ñu wax ko. bu na yàlla nee na ñëpp ne teg. bu na yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ñëpp ne teg. waaye nag bu mati indee douanier yi Pape Cheikh def kolam. bu ñu neexee nag ñu féexal suñu xol. waaw ndax nag ree day dundal nit ñi. macha allah macha allah macha allah nga del gaat nga léegi nga dem bu soobee yàlla. wallaahi boobu ba tey maa ngi ñaan pour dem. mais nga dem ba ñëw li la dal laa bëgg yow nga dem ba ñëw amiin waay amiin waay ñaalaaj Pape waaw boo demee fee nga xam ne yàlla Seydina Muhammad la teral de. mais oustaz mais bu ma ñëwee damay bàyyi pello damay bàyyi ndaanaan damay bàyyi animé rajo ak yooyu yëpp wala. dama lay jox benn anecdote. parce que Youssou Ndour bu bees bi neex na de ni ma koy fecce fan yi ak Kouthia xam nga wayu askanu lawbe. waaw bi muy soog a génn. bi muy doog a xam nga mooy 2005. Kouthia dem màkk ba ñëw. bi mu ñëwee. boobu ñu ngi liggéey wal fajri ndeysaan mu ñëw toog noo nekk fi comme nekk fi bàyyi ma ñëw ko rek. ñëw toog may teg ay musique yu sedd jékki-jékki rek teg ak askanu lawbe ci la commencé woon kuy ziar da ngay jege. waaw kuy ziar da ngay jege léegi Babacar moom nee na Babacar Bey nga xam ne dama ko rus nee na bu Màkka jotee dañ may tegal billet d'avion Belgique bu France ak bu Màkka dina xam ban laa ciy tànn macha allah mbokk yi ñu ñëw jeexal nag ak xam ak xamle ak docteur Massamba Gueye docteur ci bind yi dama ci gis sikket sikkim sikkal ak sigi benn bu ci nekk nag par exemple bu ñu dee bind ñun par exemple ci Facebook ne wolof la ñuy bind bëgg a bind sikk dañuy bind SIQUE voilà te xam nga loolu amul ci wolof waaw boo xoolee album Youssou Ndour bu bees bi rekk ñaari kë la waaw moo tax xoola tey sikk bi man bi ma ko gisee xam naa ni yaa fa jaar ci mbindum wolof bi waaw parce que côté boobu nag Youssou moom macha allah loolu la xaw a wuuteeg ñu bëri waaw loolu moom bu ñëwee dafa naan ma sa responsabilité dama lay dog sax ni ngay seetaanee télé bi gis ni bind nañu lii def ci faute nga woote ne jubbanti leen ko defee leen ko nii sama papa dafa may nettali ni Léopold Sédar Senghor loolu la daan def daan na lire journal mu am ay faute mu woote rédaction boobu wala wax leen ni def leen tel ou tel faute arrêté leen lii arrêté nekk nañ di def spectacle en direct Sorano muy jàll ci rajo bi ay faute am ci mu intervenir noonu la daan def parce que faute bu ko nit tàmmee muy wolof muy séeréer muy lu ne mooy dañ ko tàmmal ne ko nu la neex demel mooy indi dawalee nu la neex mooy indi lekkee nu la neex mooy indi solo lu la neex làkk day am règle réew day am règle sikk boo koy bind amul Q amul U amul E S la I ak ñaari K ndax kë bi dafa dëgër sikk waaw kër bi dafa dëgër pour da ngay insister ci kër bi ñaari kër la sikk pour génne jikko Mouhamed Ndiaye il faut nga insister ci kër bi def ci ñaari kër waaw léegi nag bu fekkee nag da ngay envoyé nit message SMS boo ko na da nga yaa sikk nga yónnee ko nii ne ko sikk SI ak ñaari K waaw bu dee sikket nag sikket xoola da ngay jaar di radical bi rek sikk teg ci ET muy sikket kooku moom xeetu ba béy tey ñaari këy rek da nga koy téye xeetu béy la yokk ci E ak T mooy béy wu am sikkim
d'accord kon doo ko bindee SIKE accent aigu. déedéet amul Q moom mooy xë. ñu ñaar yi moom waaw arab di wax idgham. mooy idgham arab da koy def benn mais day def sadd ci kaw. mooy sadd bi waaw. waaw mooy sadd bi. léegi nag nga dëgëral ko. bu nga am na ci làng yëpp moom bu dee français da koy tuddee géminé. waaw bu kii dañ koy tuddee bootal arafalu dañ ko koo bootal. dañuy jël kë bi bootal ko beneen kë. d'accord léegi muy sikket. d'accord sikkim nag. waaw da ngay garder waat toujours radicalu sikk bi. teg ci dindi ET bi teg ci IM. muy sikkim nga ne sikkim laa kat man gestoo ma yóbbaale. d'accord bu dee sikkal nag. waaw bu dee nag moom la Sénégalais yi nag di ci am ñoo xam ne dañoo ñemee di sikkal nit. sikkal nit de baaxul. waaw Pape Cheikh dafa lii Mohamed Ndiaye dafa laa Massamba Gueye dafa soof. dafa bëri télé dafa bëgg télé dafa bëri wax. waaw loolu mooy sikkal nit ki. mooy wut a sikk teg ko ci kawam. mooy sikkal ko wolof nag nee na bokk ñu sikkal la moo gën ngay sikkal nit. waaw ndax yow bu ñu lay sikkal yow doo ci am bàkkaar. waaye booy sikkal suñu borom sax nanguwu ko de. ma ne sikk soo gis ci nit ba tudd ko mi ngi ci yow. waaw loo xool ci nit de mu ngi ci yow. waaw sikkal nag baaxul. man de Mohamed maa ngi koy sikkal léegi naa ko da ngaa sikk. yow demal man gis nga fi mu nekk nii du ma seetaan commentaire. Facebook bu ngeen paree bu ngeen di tegaat yii nii. du ma lire commentaire. waaw commentaire bi jaay laa doon naan da nga doon naan xool bi dana tàng ba loo naan musu mais da ngay tàggat sa bopp ndax man li ma tàggatee sama bopp mooy benn affaire ndax yow mi nga xam ne ñu doomante bugguma doon yow àdduna du yàgg ba nga doon man doo bind mukk tëj sa ordinateur dem añi man may lire di yendoo xol bu bon loolu man yàlla dimbali na ma ci bu baax a baax gis nga Oustaz barki démb rek laay reetaan maa ngi doogoo ibbi compte nu mu tudd Twitter waaye am na juróom yoo xamante ni pour ñoom lakkal nañ ma ña ngay wax lu leen neex damay ree ba dee xam naa nag ñoom ñoo dul yendu ci jàmm. fu la ko bàyyee sax. donc sikkal moom du lu baax. waaw sikkal nit ki moom xam yab yàlla la. docteur siggi nag. waaw këy gis nga siggi. waaw ñaari gëla moom it. comme sikkal ak sikkim. waaw wolof nee na buñ la jiiñee sikk. ba jàppee la sikket. ba sikkal la. melal na sikkim xam nga sikkim lu tax mu lu ko jik moom foo ko yóbbu mu dem waaye du bouger fi mu ne ba dellu si waat rek mu delluwaat place am maanaam Pape Cheikh dafa bon moom na jàpp loolu rek dem yow nga ne fi nga nee rek bu yóbboo ba ca mbon nga dellu si waat rek taxaw fi nga taxaw Pape Cheikh dafa soof Pape Cheikh dafa nay diw dafa lii yow fexeel rek ba siggi moo tax bu nit dee ñu ne siggil ndigaale siggil bul sëgg dee gi amoo ci benn gàcce ndax ñoo ko digaale macha allah ñu ne la siggil li ñu digaale man ak yow ndax dee démb la woon sama kër tey sa kër la kon siggil li ñu nga ne ko yow it siggil sa wàll ndax ji ñu ma la dee gi siggil bu ci am gàcce ndax xam naa ne rayoo ko te yéene woo ma ko est-ce que loolu mooy indil siggil ndigaale siggil sa wàll yàlla na saraxam yàgg sa loxo maanaam yàlla na nga dund di ko yàgg saraxal kon yaa ngi dund waaye bul fàtte ki dee ko saraxal mu ne la yàlla na bor bi yàgg suñu diggante mu ne lii nga ma lebal njaal mii yàlla naa la ko yéex a fay si baatu siggi loolu lay indi macha allah léegi oustaz bu dee arabe la kon xanaa lii mooy shadda waaw siggil waaw mooy shadda waaw en français mooy géminé. waaw benn nga ci def jël sadda gi def ci kanam. dëgëral wax bi nag. Pape Samba nee na dama aay. moonte jàng nga de. Mouhamed mu ngi may xoolu da nga aay. booy da nga aay léegi booy da nga aay. macha allah docteur jërëjëf docteur Massamba Gueye. sikkal ak siggi bu ci ne ak mbind mi. waaye defe naa baat boo fi jibal rek am na sens. jërëjëf waaw baat boo jibal rek ci jotaay bi am na sens ñun ñëpp ñu ciy profito yàlla na suñu borom yàggal sa taxawaay ci réew mi dama ne ci télé bi rek de ci réew mi yëpp ndaxte président sax xam na sa njëriñ c'est que moo xam sa njëriñ nag waxatuma la ak ñun ñii citoyens yi ñu jeexaleek revue de presse beek Mamadou Mouhamed Ndiaye mi ci yére bi ñaari yoon astafurlaa déet damay bàyyi ba docteur dem ma doog laa tooñ Mouhamed siggil te revue de presse ay ci kon waaw du ma la sikkal déedéet mu ko ci ndax sa sikki ma ngi waaju gudd mu ngi commencé gudd te doo ko sikk te yoroo du ma la considéré comme sikket ndax doomi aadama nga yàllaa la sàkk donc siggil nga def sa revue de presse ay ci kon ba ma xam
jërë ngeen jëf. nañu door Pape ak l'observateur mi xëy dikk ak ñun ci wàllu lemp boo xam ne nee nañu nguurug Sénégal mi ngi koy topp toll na ci juróom-ñett fukki milliards ak juróom mu di ay dette fiscale yoo xam ne entreprise yi ak agence publique yi ñoo ko ameel état bu Sénégal waa direction générale des impôts et domaines journal bi ne ñoo ngi koy wër yëfee ak na mu demee ñi ci ëppale ca yooyu les l'impôt observateur nañu industrie chimique du Sénégal la mu di ICS ña nga ca l'impôt fukki milliards 10 milliards waa COUD topp ci ak 4 milliards 900 millions entente Kadakar moom it ak l'impôt bi ñu yore toll na ci 4 milliards 500 millions assemblée nationale moom it ma nga ak l'impôt bu toll ci 2 milliards 700 millions waa poste di groupe La Poste ñoom it amee nañu l'impôt bu toll ci 1 milliard loolee observateur moo ñu ko xëy xibaar ne nag fi mu nekk nii waa direction générale impôts et domaines amatuñu toogaay ña ngi koy lijjanti Sénégal ak Gambie kañ la ñuy toog ba lijjanti jafe-jafe yi ñu nekk la Sénégal xëy dikk ak ñun ci boobu la xibaar xëy ñu xamal ne kon la ñu doon séntu mu di waxtaan wa yëf yi dafa bloqué demul jamono ji kàkk la def li tax mu bloqué laas nañu bu ñu sukkandikoo ci Mankeur Ndiaye nee na daal waa Gambie dañu nangawul waxtaan wi di négociation yi amee kon fii ci Sénégal Sud Quotidien xëy ñu xamal ne ñàkk fuñ ko waxtaane ñàkk juboo ci fan lañ ko war a waxtaane moom moo tax kon Gambie ak Sénégal seen waxtaan wi ba fi mu nekk nii defaguñu ko ki nga xamante ne ji moo di Mankeur Ndiaye ministre affaires étrangères moom moo ko xamle naka démb di xamle ne lépp loo xamante ne ji waxoon nañu ko ak kilifay Gambie yi Sénégal respecté nañu ko ñoom ñoo d'accordoon ci ñu def négociation yi ci Ndakaaru ba mu yàgg waa Gambie daal di ciy génnaat populaire moom it dikk ci moom i le mbir mu di lan moo tax waxtaan bi diggante Sénégal ak Gambie wi ñu waroon a def ngir teggi réeroo gi am ci transgambienne bi yëf yi kon mujjut a sotti yéen kaay bi xëy ñu ko xamal leeral ñu ko ak kàddu yu bawoo ci ministère affaires étrangères bu Sénégal Le Quotidien moom xëy dikk ci Yaya Jammeh ak li koy yoot jamono ji Jammeh mi ngi ci pression noonu la ko journal bi bindee ndax parlement européen mooy kuréelu ko Union européenne yeeg seenu doxalin dañu ne réewum Gambie ak nañu fay salfaañee ak yelleefu nit ña foofee di droit de l'homme yi tax na kon faaw ñu jël ay daan teg ci ndoddal Yaya Jammeh ca daan yi bokk na ci ñi nekk ci régime am ñu tere leen ñu tukki beneen bi ci toppit li mu am ñu ajandi ko maanaam gel des avoirs yéen kaay bi nañu lii la Union européenne bëgg ak it ndimbal li nga xamante ne ñoo ngi koy jox réewum Gambie ñu daal di koy wàññi ñu dem ci la Tribune fekki fa ki newoon ni jamono premier ministre bu Sénégal ci nguurug Abdoulaye Wade mu di Souleymane Ndéné Ndiaye moom Souleymane Ndéné Ndiaye dialogue di waxtaan wi Macky Sall di nas diggam ak kujje politique gi joxe na ci xalaatam li mu ci gis moo di waxtaan wi bu ñu ko def rek dialogue ci diggante Macky Sall ak Parti démocratique Sénégal moom Macky Sall moomee yéenekaay bii di Direct Info nañu mi ngi ciy jafe-jafe ndax lu aju ci au conseil des collectivités territoriales gi nga xamante ne ji mi ngi ciy pexe taxawal ko ci réew mi daanaka lépp sotti na jafe-jafe bi mooy kan la ko war a jox mu jiite ko ndax munu koo jox Mbaye Ndiaye di bàyyi Ousmane Tanor Dieng munu koo jox Ousmane Tanor Dieng di bàyyi Mbaye Ndiaye kii di Aminata Touré nag yéenekaay bi nañu moom ma nga taxaw rek kuuram di xaar ba ñu woo ko mu dem ca nañu dem ci LASPAP jeexale fa ak lu aju ci bile combat Bombardier Rocky Balboa ñoo ngi ko fi doon wax CNG bi tere leen ñu bëre ko journal bi nee nañu léegi nag Mali la ñu koy bëree mu neex CNG bi mu naqari ko dëgg la de ko amul yaay namp maam xanaa jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye ñu ngi lay gërëm bu baax mu nekkoon revue de presse bi xam naa ci diggu bëccëg bi nañ la déggaat ci rajo bi ak it ci télé bi fii la ñuy jeexalee partie bi li ci des nag ay cant la ñu bàyyi kooku oustaz Pape Anne Béti Pouy Maajoor itam ca kanam mu ànd ak yéen sama benn yaay maa ngi koy nuyu Adja Absa Dieng nee na su ma demee màkk du ma fa fekk kaaba gi xam naa damay ñëw fekk kaaba gi daw sama beneen xarit itam yónnee na message nee na moom du ko nangu naa ko jaay sama billet waaw kay mbokk yi fii la ñuy jeexalee partie bi Pape Doudou joyeux anniversaire Pape Doudou Thiam Pape Doudou bu télévision Futurs Médias tey la anniversaire mais tey télé bi day neex parce que du anniversaire Pape Doudou donc Adja Diallo réalisatrice moom mooy réaliser yeewu leen ak ñoom Pape Samba tey tam la anniversaire am ñoom ñaan ñëpp ñu ngi leen di ñaanal jàmm Didi ak ñoom Ngala ñu ngi souhaiter un bon anniversaire seen càmmin Pape Doudou Thiam docteur Massamba Gueye ba àjjuma bu soobee yàlla waaw ba àjjuma di ñaan rek ñi jëm Popenguine yàlla may leen ñu dem ci jàmm ñëw ci jàmm chauffeur yi def ndànk aussi xale yi aussi bañ a topp bànneex bi ba fàttali leen fa yóbbu ñu gën a yëgante ci réew mi daal waaw loolu daal laay wax di féliciter aussi Youssou Ndour pour album bu bees bi féliciter Ngone aussi pour dédicace bi ak tontu bi da jàngal nit ñi ne famille rek moo jara toppatoo ku ne bëgg naa nit ñi te bëggoo sa mbokk bëggoo kenn man loolu laa jàng ci seen jukkalante yi donc Tyson nee na ko tax nga bàyyi say mbokk mu yóbbu la ci mbokkam loolu maa ngi lay gërëm aussi di ñaanal Sénégalais yëpp jàmm di ñaanal ñu baax ñu tedd ñëpp jàmm di ñaan yàlla bàyyi leen fi di ñaan ci réew mi jàmm nañu bëggante te bañ a bañante jërëjëf docteur Adjatou Mati Dieng ba àjjuma bu soobee yàlla sinon tey ci guddi ci jooyu xol waaw ci jooyu xol daañu yeggale lañ doon waxtaanee RFM inchallah àjjuma bi la weesu xam nga ni léegi goro yu ndaw yi dañuy faral di sonal goro yu mag yi maanaam bu fekkee ne dañ leen di labat comme
of ki nga xam ne mu ngi koy lawat fi ñu toll ni xam naa ne mu ngi toppatoo mère bi bu baax a baax waaye boo xasee ba takk ba indi ci biir kër gi rek ñu commencé mbugal sa yaay dootu ñu bëgg a dëkk ak moom li ñu koy njëkk a ñaanal mooy yàlla na mère bi faatu te yow sa yaay di dund ca wet ga loolu la ñuy waxtaanee tey ci guddi incha allah ci 88 628 14 14 comme tous les vendredis dinañ ci it ànd ak ñenn ñoo xam ne xëy na seen xam-xam màcc na ci waxaat ko ci kanam docteur Massamba Gueye jooy xool dañu ko primé ci programme société yi gën a am solo ci rajo. waaw parce que bon primé waaw moom nag da yàq nelaw mag ñi da ngay commencé doo mën a bàyyi donc je pense que émission daal boo amee njëriñ Pape ñu primé ko nañu primé émission yi defar kër yi waaw maa ngi koy félicité bu baax te ton bi muy am aussi ton wu ko courtois la donc nit ñi bu ñu waxee naqar da ngay ànd ak ñoom ci naqar bi félicitation merci beaucoup jërëjëf Adja Mati rendez-vous incha allah àjjuma mais ñu remercier bu baax a baax ki ma defal coupe bu baax bi nga xam ne tey moom laa xëyee di onglerie Koura Fall Tilala mu ngi nekk ci numéro 77 645 15 95 nekk foofu ci diwaanu Médina ma koy sargal bu baax a baax ak Adja Khoudia mi nga xam ne mooy xaritu soxna Ami Fall Kane moo ma solo tey ma koy bëggee bu baax a baax Khoudia Serigne Babacar Sy ma koy bëggee bu baax a baax ak ñëpp ñi nga xam ne rek jàpp nañ ci liggéey bi ñu leen di jaajëfal bu baax jërëjëf Adja Mati Alfie ba lundi incha allah waaw Pape ba lundi ñu génnee sunu ay sunu mardi incha allah di génnee sunu ay pizza fataaya Pape donc pare na ñu koy may Pape Doudou Thiam di dee ko yàqal di ko souhaiter un joyeux anniversaire d'abord ak Adja Diallo Pape may remercier Dji Dabo di ko nuyu di ko sargal ma nga fële ci Scat Urbam pour solo bi numéro di 77 633 40 38 su ma jumlee voilà donc Pape bonne dégustation. merci et à mardi et puis joyeux anniversaire à Absa Mbeng Mbour man ma joxe numéro ki ma habillé. joxe ko kay dama bëggoon joxe numéro ki ma habillé rek joxe ko waaw maa ngi gërëm ki ma habillé tey di Birane Ndour waaw joxe numéro donc bindal leen ma numéro Birane Ndour di 77 je suis habillé par Birane Ndour numéro de téléphone 77 mbokk yi mu ngoog fii la ñuy jeexalee partie bi ñu ñëw bàyyi leen ak Oustaz Pape Hann ci li mu leen jagleel ni àjjuma bu jot ci waxtu wi ci télévision Futurs Médias jërë ngeen jëf